mbokk yi jërë ngeen jëf di rafetlu bu baax a baax a baax ànd beeg seen site bi ngeen taamu seen site bi nga xamante ne saa su ne moo leen di bégal di senclic.com site bi nga xamante dafa ñëw jëm ci actualité politique jëm ci li nga xamante ne moo di wàllug actualité ak lépp tey jii tamit wax dëgg yàlla seen émission jotaayu politique ñu am tawfiix laay wax ak privilège ak opportunité fas yéene dalal jëmm ji nga xamante ni xam ngeen ko lool min ngeen ko lool ci seen site nekk jëmm ji nga xamante ni wax dëgg yàlla suñu wëlëra la di président Abdou Wahab Bengelloune président du mouvement Wahab président monsieur Abdou Wahab maa ngi lay nuyu. merci beaucoup maa ngi leen di nuyu tamit di rafetlu bu baax seen liggéey di nuyu tamit seen auditeurs yi ak ñiy faral di ñëw di egsi si seen site waaw di leen remercier nag xam naa ni temps yi moom comme je dis élection yi dafa pare fekk nag ñun ñi souvent comme on dit la ñu daal di génn tuuti si espace public bi commencé nag commencé dellu si waat suñu liggéey bi ñu tàmbali def tous les jours maanaam xarmat daal donc buñ gisaatee journalistes yi ñëw may ñu opportunité bi dañu jëm gën di ko rafetlu rek incha allah di ñaan nag tamit fekk ñëpp Sénégal ñëpp nekk si jàmm ak salaam. ginnaaw activité politique yi tey ñu nga fekk sa bërëbu liggéeyukaay. waaw man ni fi mu toll nii heure sol kii la heure sol polo yeeg yooyu la ak jiin yi wàcc sur le terrain ndax tamit dañu am liggéey bi nag foog ñu taxawaat si ndax campagne bi tamit liggéey la woon waaye campagne bi mbirum politique la léegi nag bu politique bi jeexee donc li si des mooy dellu si waat si liggéey donc loolu lañ def si instant yi nii. président Abdou Wahab Bengelloune ñu gis ci élection laay wax présidentielle yi ñu génn nga am ci taxawaay gu mat sëkk taxawaay bu am solo ndaxte dangaa taxaw temm ngir jàppale président Macky Sall yàlla def président am ndam d'abord sama question mooy président ndax hésité woo bi ngay choisir Macky Sall. yombul nag de waa wax dëgg yàlla nag nit ñi dañ koy wax man ni nag c'est le choix le plus difficile ndax ñu bëri xam nga rek boo toppee ñun ndaw yi nekk ci réseaux sociaux yeeg ñuy wax yëpp nga ni kon de président kañam bi nag dina xaw a métti trop waaye xam nga lépp loo gis rek liggéey la parce que président non seulement moom il a fait sa campagne tout seul gis nañ ko bu baax mu yéeg wàcc wax dëgg yàlla kooku moom sénégalais bu ne mën na ko nangul lool daal parce que tamit nit ki de koy waxal dëgg donc liggéey bi rafet na campagne am et tout man tous les jours j'étais motivé dem xool ji journal de campagne bi xool fi muy jaar xool nag candidat yépp nag de laa doon xool waaye wax dëgg yàlla nag campagne na te tamit moom ak par rapport ak yeneen candidats yi da ngay seetlu bu baax ni président Macky Sall dafa bëri ay nit parce que fépp foo dugg koñ bu nekk zone bu ne da ngay gis ay nit yoo xam ne localement dañ ko soutenir di ko campagnal di ko porte à porte di def ay affichage bâche dugg caravane meeting dem dugganteeg nit ñi waxtaan ak ñoom donc au final daal moo tax ndam li daal ñoom xam naa loolu la daal nañ si sant yàlla bu baax mais lépp lu waaye jublu rek liggéey ko liggéey bu set sa xol set si te mu leer na li lay motiver rek mooy wax dëgg yàlla defar rek pour mu rafet et puis jàppale nit ki sans démagogie def ko ndax sa dëkk nga bëgg am nit muy sa leader nga gëm ko jàpp si loolu si gëm yàlla la bokk donc man tey mën naa ne njiit laa fa may liggéey maa yor naa ay nit yu bëri yu may liggéeyal ak yooyu yëpp waaye balaa may doon tey jii nii jiit fa may liggéey dafa fekk ma commencé tamit doon ndongo daara di jàng ba egsi fii donc loolu daal la nit ki daal boo koy liggéeyal defal ko moom bu fekkoon sa yëfu bopp ngay defal loolu boo ko defee rek yàlla dala siy mbay ndam ndax ba ma koy tànn nag jafe na trop xamoon nañ ni ko wax dëgg yàlla dinañ am ay attaques ak yooyu yëpp te loolu tamit rek on dit qui aime bien châtie bien ndax tamit ay ndaw rek ma toppoon pratiquement ñi si ëpp c'était des primo-votants waaye nag du ma ne ñëpp àndoon nañ si mais bon la partie bi nga xam ne daal wax dëgg yàlla ils avaient dit non loolu waru nekk ak yooyu bon gis nañ leen wax nañ tamit suñuy militant lañ tamit dañ koy nangu rek xam ne ay critique la waaye tey loolu yëpp wees na li may ñaan rek mooy ñun ñëpp nag ñu tasewaat muy samay militant ñàkk nekk samay militant muy militant APR wala foo mënti doon nekk rek xamal ni léegi nag sénégalais nga te liggéeyu Sénégal daal moo des daal te ñun ñëpp ñu xam ne benn camp rek la ñu am nag histoire beeg xiiroo beeg ŋaayoo beeg yooyu yëpp jeex na wax dëgg yàlla nañuy ñaan jàmm ak salaam loolu daal la ñuy ñaan. mu mel ni tamit sa candidat bi nga doon jàppale di président Macky Sall mu am ndam Sénégalais yi plébiscité ko si 58,27%. mu mel ni président noo jàngatee ndam li. xam nga sénégalais yi dama ni 66% foo ko déggee muy record mooy que sénégalais yi bëggoon nañ nag
bés boobu nag bëggoon nañ dem voté ji wax dëgg yàlla bëggoon nañ vraiment exprimer wu wax dëggantaan lan moo nekk ci seen biir xol ndax xam naa ni ku ci nekk tamit boo seetee tey campagne bi y avait beaucoup de campagne à charge te nañ tamit une bonne partie nag di critiquer le président critiquer ko xam naa loolu tamit laal na ñu bëri ñoo xam ne ay nitam lañ yoo xamoon ni yaakaaroon nañ ni que sax élection yi garaawul nañu toog mais finalement ils sont dit non foog ñu jóg tamit wane ni Macky Sall am na ay nit noonu tamit lañ jógee te Sénégalais yi globalement ku ci nekk tamit bëggoon nga dem supporter sa candidat wax dëgg yàlla nag combat bi métti woon na difficile woon na c'était un travail à faire dañ ko waroon def avant sax que ci campagne bi la xeex bi gënoon métti loolu yëpp fu ñu war a taxawee foog naa ku nekk taxawal nga fa sa parti politique ku nekk jàppale nga sa candidat mais tamit comme li ñu wax rek n'importe quel kii boo gis rek xiiroo boo gis wala lu mu mënti doon rek foog mu am kenn koo xam ne mooy le vainqueur daal te kooku tamit ki gën a liggéey ki gën a joxe boppam ku gën a toucher population bi wax dëgg yàlla sénégalais yi moom en masse kenn mënul ne sénégalais yi seen carte manqué na fii wala lii non 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 sénégalais yi moom ils ont répondu en masse ñëw nañ tànn nañu te tànn bi leer na naññ ba nga xam ni soxlawul sax tey nit di ci andi lu mu ci wax moo tax benn recours sax amul parce que ça a été choisi wane nañ ko te respecté nañ seen kàddu ndax bu fekkoon dëkk bi xam nga ko fii sénégalais moom bu fekkee tànn la moom fii kenn du fi accaparer dara ku ko fi nar a def moom ñun ñi ñooy jóg wax ak yow donc sénégalais yi nangu nañ ko wane nañ ko te sant yàlla gis nañ tamit yeneen candidats yëpp ils ont appelé au calme te loolu tamit lu jar a rafetlu la ñoom ñëpp di ci féliciter ñëpp je sais que perdre c'est pas facile tamit waaye tamit ay camp yu bëri amul daal nañ nangu rek ñun ñëpp léegi ay sénégalais lañ politique bi jàll na léegi heure liggéey moo jot. mu mel ni revenir par exemple ci ñu gis taxawaay bi nga am ci sa fa si bureau de vote au niveau de Diamalaye nga am fa victoire bu éclatante qu'est-ce qui explique ce secret tamit lu waral par exemple ndam li nga fa am ak tamit confiance bu ñu def ci yow dëkkuwaay boobu noonu. xam nga Diamalaye nag man fa laa màggee donc Diamalaye yàgg nañ fa trop xamee nañ ma fa xam nañ suñu waa kër gi yëpp te du Diamalaye kese am na waa Cité Poste am na waa Cité Djily Mbaye am na fépp foo xam ne rek sénégalais yaa ngi fa te ñu am fa ay militants ñun am nañ ay militants ba ay Argentine Brésil am nañ Chine am nañ fa ay nit am nañ nit un peu partout amul daal fépp foo xam ne sénégalais amu fa te tey électeur amu fa te amuñ fa benn base boo xam ne ay nit a ngi fa nekk tamit di waxtaan ak ñun di xees di sottalante xel daal entre ñun Diamalaye moom dama ni c'est tout à fait normal ndax foofu noonu nit ki fa nga dëkk tamit fa nga mën a naka lañ koy waxti fa nga mën a baaxoo bien que je le dis souvent que Diamalaye tey jii nii sama yaay loolu laa koy ne ko Diamalaye yow maman yow waa Diamalaye nga jënd nga sa kër Diamalaye man sama kër maa ngi ko jënd cité kër góor gi waaye ñin ni Diamalaye lañ ma gën a xam donc da ngay nangu tamit ni fa laa dëkk ndax sama bureau de vote fa la nekk donc noonu rek diggante yaay doom buñ nekkee di waxtaan yooyu ma koy wax daan ne ko nag waaye Diamalaye dinaa la ko doxal ndax yow mi yaa waroon doon représentant sa base la waroon doon mais dinaa la ko doxal ñëw nag di rafetlu rek taxawaayu waa Diamalaye parce que foofu tamit nañu wante dëgg yombal nañ ma ko trop ñu fa fekk ñoom maa ngi sant ñoom Serigne Sarr ñi ma jàngal alxuraan imam Guèye di sant tous les chefs religieux la communauté chrétienne tamit ñoom tata Margot ñoom tata Madeleine di remercier aussi les jeunes ñoom Ablaye Bari et tous ses amis les jeunes Tambédou yi nga xam ni seen mag laa doon àndal seen papa sax laa doon àndal war a mën a toll si ñoom bàyyi tey jii nii waaye ñëw ànd ak ñoom ndax tamit même défier la rek yëfu jeune la ñu jàpp si et puis tamit di remercier waa APR yi nekk sur place tamit yoo xam ne fekk nañ tamit ñu def liggéey bu rafet ñu siy jàpp tamit xam ne rek Sénégal Diamalaye moom ak Cité Poste ak Cité Djily Mbaye yëpp benn la ñun ñëpp a bokk même aspiration te bëriwuñu ñun mënuñu fal ñun kese mënuñu fal député donc li si xew am mooy que ñun ñëpp ñu war a xam ni que rek ni que il faut que ñu jàppandoo tiirandoo xàccandoo dóorandoo nga xam ne su boobaa li ñu bëgg moom mooy am suñu biir gox te incha allah ñu ngi koy commencé gis ndax tey jii nii fépp waaye dem di nga xam ni que jàmm ba HM Grand Médine wala Parcelles amoon ay homme politique tey Diamalaye Cité Poste ak kii am nañ homme politique ndax kenn mënu ma ne pendant campagne bi dugg nga ba génn nga te gisatoo fa trace homme politique ndax on a affiché partout wàcc nañ dox nañ meeting nañ fa caravane nañ fa porte à porte nañ fa nuyoo nañoo ak association wu jeunes yi femmes yi bàyyiwuñu kenn dégg nañ nag seen ay
attente xam naa ko bu baax lépp lu jëm si problème mu suuf si ndax suuf si bëri na fa xam naa ni problème mu agression yi ndax problème mu sécurité yi problème mu saleté bi tamit ñu ngi siy wax nañ ñu tamit problème mu naka lañ koy wax te chômage yu jeunes yeeg yëpp tout ça on a pris en compte te yàlla xam na ni que ñu ngi jéem suñu kéemtu yàlla yu kattan même bu fekkee tey c'est nos moyens limités mooy moyen wu mouvement bi moom la ñuy utiliser mais au moins on a posé des actes ndax yónnee nañ fa camions yi grâce à c'est l'occasion de remercier mon grand frère Lansana Gagny Sakho jàppale nañu pour ñu am benn camion jàppale waa Cité Poste jéem a vider fosse septique yi ñu ngi ci waaj sax dugal beneen phase ñu ngi doon bëgg dund suuf si waaye dégg naa ni que si anam yu néew ni que incha allah mairie bi prévoir na pavage foofu ce qui est excellent mooy que donc suñu liggéey am na tuuti njëriñ ci ñaan ñuy déglu ñu ngi commencé jël en compte tamit jël en considération tamit suñu gox yi léegi mu dese ma côté sécurité bi loolu maa ngi koy dox et puis côté emploi moom incha allah si fan yu néew may naa leen ay bourse pour ñu mën a former yenn jeunes yi mais bëgg naa démarrer benn entreprise pour ñoom benn GIE xool naka lañ siy jàppee au moins mu am ay jeunes yu si mën a jàpp tamit ñu jéem a góorgóorlu rek en attendant incha allah ñu ngi xalaat bu baax lan lañ mën def gën ko yaatal parce que Sénégal du jàmmalaay kese du sa koñ kese Sénégal moom dama bëgg mouvement bi moom doon un mouvement national incha allah. mbokk yi ma leen di fàttali ba léegi ngi teewlu seen émission jotaayu politique seen site bi ngeen taamu senclic.com tey jii tamit président Abdou Wahab bienvenue nañu dalal seen émission jotaayu politique président mouvement Wahab président Abdou Wahab ñu gis ni ginnaaw élection yi président Macky Sall def na conférence de presse ngir waxtaane wàllu dialogue ubbi ay buntam ngir képp ku nekk ci way ku jege ak ñëpp ñu ànd ak moom jëm ci dialogue ak moom ngir Sénégal jëm ci kanam d'abord président nu gisee appel au dialogue président Macky Sall bi. déjà appel bi foog naa bi mu ko defee on fait partie des premiers je pense leaders politiques yoo xam ni même sur notre compte principal Twitter on a répondu pour dire que ñun on accepte cette main tendue ndax tamit instant yi élection yi jeex na moom mooy président de la République c'est le père de la nation donc c'est normal liggéey mooy mu dajalewaat ñëpp xool naka la ñuy liggéey dëkk bi pour mu avancer donc bi mu defee appel bi ñun on a accepté cette main tendue te loolu képp kuy sénégalais waroon taxaw sax di xaar loolu mais bu fekkee tamit moom def na ko c'est encore mieux kiyam la rek sagam la moom daal donc na xam daal incha allah quelle que soit la manière bi mu nar a jël incha allah ñun moom dinañ si jàpp ndax ñun ñooy ndaw dëkk bi te foog naa bépp ndaw boo xam ni conscient nga te xam ni sa dëkk moo la ñor te nga xam ni yow lépp li nga xam ni moo la yëg tax a jóg mooy sa dëkk jàppale askan bi génne leen si ñàkk ak tumuranke génne leen naka lañ koy wax di suqali dëkk bi wax dëgg yàlla fépp foo déggee nit di la woo ne la kaay jàpp si war nañ fàtte ni man fii laa bokk wala kii fii la bokk nga ñëw ñun ñëpp ñu jàpp si incha allah liggéeyal suñu dëkk ndax suñu dëkk la ñoo ko moomal suñu bopp donc bu ñuy defaral ku defaral sa dëkk defaral nga sa bopp. président lan moo nar a nekk par exemple ëllëgu mouvement bi par exemple avenir ak tamit projet yi nga xamante ne parce que ngeen ko def ci seen turu mouvement bi. mouvement bi daal lañ ci xalaat mooy créer parti ndax am nañ parti léegi boo xam ne mi ngi nii en gestation loolu lañ xalaat dañ wax dëgg yàlla ñëw nañ laaj nañ suffrage sénégalais yi may nañ ñu ko wóolu nañ ñu ko jàppale nañ ñu ndax bi ñu woowee pour ñu voter président Macky Sall ils sont venus en masse ñëw voter boobu ba léegi nii malgré que am nañu ci d'accord woon pour ñu ànd ak président Macky nit ki nag un vote doit être utile boo xoolee am sa leader politique te warul moom dese lu dul moom demul mu des lu dul tànn war na mën a ràññee fan la sénégalais yi bëgg bokk ñan la sénégalais yi wóolu ñan lañ bëgg àndal te bi ñu xoolee ak programme président ak suñu programme méngoo ci ay anam yu bëri ñu ne donc léegi nañ ko jàppale léegi nag terewul mouvement la woon ndax ñu ngi doon dem présidentielle waaye léegi dañuy monter suñu parti nag bu paree bu kayiti buñ ko jotee ñëpp dinañ ko xam dinañ ko dégg mais xaman daal ni que politique bi daal incha allah ñu ngi fi suñu volonté daal mooy tabax Sénégal boo xam ni sénégalais bu si nekk di nga si gis sa bopp daal. da ngeen nar a wéyal ànd ak président Macky Sall boo leen créé parti politique da ngeen di continuer si mouvance présidentielle bi. fi mu toll nii suñu choix daal c'est le président de la République bëgg naa trop nag jàppale ko ça moom ça commencé nañ ko ba pare parce que tamit nit ki boo ko gisee tamit xam ni que moom moo nar a présider suñu destinée ak yooyu yëpp parce que man képp ku ma xam ni sant naa yàlla ñi ñaan non dafay wuti poste dafay wuti lii man jiital naa nit yu bëri ku ma xamul tamit na jël temps rek dem seeti xam ni man sant naa yàlla bu baax foofu ndax période bi may ñëw fii nii ay dizaine de millions laay perte yoo xam ne tey su ma toogoon liggéeyal ko sama bopp jël ko dencal ko sama bopp waaye déedéet
dama bàyyi fa ma doon liggéey bàyyi sama liggéey bàyyi sama njaboot bàyyi sama jabar ñëw fii nii toog jël sama xaalis dugal ko woo ay doomu Sénégal ñu jàppale ma ñu joxante loxo liggéey def un grand sacrifice loolu képp ku gëm sa dëkk du da ngay toog fële rek nekk di woy wala wax yu bëri da nga koy ñëw wone ndax tey jii nii dama bàyyi lu bëri donc sacrifier lu bëri ñëw toog fii pour jàppale jeunes yi donc côté boobu noonu nañu ni xam ni que nekkuma fi pour daw pour wuti quoi que ce soit wante lépp loo xam ne tey jii nii nit dénk na la ko ne kaay liggéeyal ko sa dëkk mais kooku sa fierté lay doon da nga waroo taxaw sax ñu xaar ndax soxla poste li may def nii rek liggéeyal dëkk bi la ndax la fa ma génn war a mën a wax ak ñenn ñi woo ay jeunes conscientiser leen waxtaan ak ñoom wax ak ñoom waxu programme wax ak ñoom waxu emploi xool naka lañ leen di former jàppale leen monter ay entreprise créer emploi ba pare fëgg dem xool ñi nga xam ne am nañ ay projet tamit xool naka lañ leen di jàppale animer ay séminaire dem répondre aux invitations xool lan la ñuy def déjà l'après-midi maa ngi nii di dem Canal Olympia parce que li may seeti c'est la première série boo xam ne tey jii nii Canal Plus moo ko produire pour des premières séries ouest africaines boo xam ne ay sénégalais koy joué ma koy gën a rafetlu rek ndax Canal tey jii nii man liggéey naa ak ñoom pendant 15 ans man actionnaire laa si lépp lu mu doon tey jii nii bouquet bi même bu dee 0,01% la man liggéey naa ko si ndax jël naa si ay sénégalais yu bëri jàppale leen si ñu dugg fa liggéey fa am fa ay postes de responsabilité et puis joxe fa samay idée ba tey jii nii jeunes yu bëri ñu ngi fay continuer di liggéey quel qu'en soit l'emplacement foo nekk si continent bi am na si yenn yoo xam ne suñuy réflexion depuis 15 ans di liggéey ak ñoom depuis 16 ans moo tax ñu dem ba xalaatee Afrique naka la war a doxee naka la ñu war a changer yenn programme yi naka la ñu war a def au niveau des recrutements truc tout et tout ñun ñoo ko liggéey man ak sama yeneen homologue africain loolu suñu participation la ak yeneen marque boo fi jël tey jii nii liggéey na ak ñun ñëw na si ñun les plus grandes marques nga jël Samsung liggéey na ak man xam na bu baax xam na samay participation et c'est des leaders mondiaux que ça soit donc Canal Plus que ça soit Samsung que ça soit les fabricants de téléphones ku mu mënti doon lu mu bon jot nga liggéey ak ñun parce que ñun loolu lañ xam créer de l'emploi créer de la richesse jàpp si pour Sénégal xam ni que sénégalais yi ñun kese mënuñu dem foog ñu laajte expertise à gauche à droite ñu jàppale ñu pour ñu mën si génn te lépp loo xam ni yeneen dëkk yi mën nañ ko rek ñun sénégalais mën nañ ko ndax ñun ñoo ëpp chance ndax ñun ay jeunes rek ka fi ne jeunes yi laaj ñu lu dul liggéey jeunes yi bëgg liggéey moom ñu ngi fi suba ak ngoon di ñafe suba ak ngoon ku dégg bëccëg mais nag dañu soxla ñun ñi dégg leen tuuti tamit loolu moo tax ma ñëw xam ni que si ñoom laa bokkoon si laa jaaroon ñu may xeeb faalewuñ ma may ñafe nànk-nànk ba egg si tey fi may egg si nii donc lépp képp ku la xeeb képp ku la faaliwul ak yooyu amal sa jom ak sa fulla rek kon ne li ngay def rek ndax ñun moom Sénégal moo demee noonu daal ñun daal am na si ñoo xam ne bëgguñu ko tekki ku dem bay tekki rek ñu dugal si wax bu ñaaw wax lu ne bu fekkee say waajur la ko jox ñu ne fii sa papa la bu fekkee da nga tekkil sa bopp ñu ne nouveau riche la wala daf ko sàcc wala góor jigéen la wala franc-maçon la tout le temps day am kii loolu nag warul tax nit complexé boo mënee liggéey ba amal sa bopp wane ko fièrement ndax sàccoo ko kiiwoo ko da nga ko liggéeyal sa bopp loolu daal incha allah mooy nar a doon suñu combat. am na solo président mu mel ni bu fekkee président woon na ci prochain attelage gouvernemental bi wala projet si wàllu sa compétence ngir nga jox ko Sénégal yow sa ban taxawaay nga ci dara am noppi nga ngir ànd ak moom. dama ni man nee naa la xeebuma dara tey jii nii lépp loo xam ne tey Sénégal président mi nga xam ne moo ko jiite yaakaar na ni bépp sénégalais bu mu doon waxuma sax waxaat ndax dafa ànd ak moom mais bépp sénégalais même nga nekkoon ci opposition mu ne la yow mii yaakaar naa ni war nga mën a def lii su boobaa de bu ma nekkee à ta place bi war nga bàyyi lépp ñëw jàppale ko ndax liggéeyal sa dëkk moom amul wax dëgg yàlla amul njëkk loolu moom le vrai patriotisme mooy loolu liggéeyal sa dëkk loolu la ñëpp di ñaan man bëgg naa keroog bu ma demee ba retraité ba sama doom yi dugg sama biir saal xool ko comme ni sama maam yi defee ko ndax man dama màgg ci famille yu mel noonu dugg fa fekk fa décoration yëpp légion d'honneur rek muy sénégalaise muy française ak yëpp ñu fekk fa ay décoration croix de la guerre ordre national du Bénin yooyu yëpp dañ ko tàmm gis ndax j'ai grandi dans une famille boo xam ni ay liggéeykat lañu man sama yaay sax dañ ko décorer donc c'est qu'une continuité ëllëg ñu liggéey ba dëkk bi reconnaître la ko bu la ko reconnaître tamit nga xam ne ñëpp ñu décorer ñëpp mais au moins yow xam nga ni am nga leen loo xam ni liggéeyal nga ko sa dëkk daal. am na solo
am na solo président Abdou Wahab mel ni tamit ñu seetlu ni da ngay œuvrer ëpp ci wàllu social ngay jëf ay jëf ju rafet di ko jagleel doomu aadama yi rawatina par exemple ay tablettes yoo mayee keroog fi établissement scolaire di école lan moo di motivé si jëf yi ni mel. parce que déjà ñun loolu lañ ñu yare dañu yare pour di bokkoo lu ñu am dañ koy bokkoo naa grandi dans des maisons yoo xam ne da ngay yeewu mbana lañ fay teg su ba ngoon ku ñëw xamul ndax fii nga dëkk wala ku mu fa fekk dañ lay jox nga lekk dañ lay jox nga naan donc loolu dañ ko màggee boo demee ba ci dem boo demee ville di nga gis ni Tooba Jaaj mooy sama maam kooku dafa amoon sax kii sonnet dañuy taxaw woo la ne la kaay nga ñëw ñu ne la kaay lekk sama côté maam bu góor tamit Mohamed 5 foofu sama maam yaay Fatma Baye mu bi fa nekkoon tamit ñëpp xam nañ ko man tamit di ko ñaanal yàlla moom i tamit fu mu toggee woon tamit même chose day woo ñi ni danga bokkoo daal ñun daal loolu lañ xam daal on a été éduqué comme ça donc tey jii nii boo demee ba yàlla wërsëgal la nga am yenn yi te man may yëngatu nag ci affaire u tablette ak téléphone ak yooyu yëpp ma ni éducation parce que peuple lépp loo gis li tax peuple yi di rawante éducation kese la du leneen ku dëkk bu la ëpp yar boo xam ne ñit ñi yar nañ leen jàngi nañ école wàcc nañ day ci ñoom ñëpp wàcc nañ dëkk boobu moo lay gën a avancer loolu moom c'est scientifiquement prouvé moo tax dëkk loo am dee ko def ci jàng bi donc du coup ma xam ni foofu laa mën a jàppalee xale yi jël ay tablettes jox leen ko xool pour habituer leen parce que le monde qui va venir là c'est un monde boo xam ni ça va être carrément digital parce que foofu lañ jëm donc ñu teel a jël avance donc école yi nga xam ne seeti nañ leen surtout maa ngi fi profité du nuyuwaale waa école Corniche Saint-Louis waroon naa leen defal remise yi tablette yi egsi na waaye ba léegi jaaruñu def ko ginnaaw Thiès aussi on a fait la même chose Vélingara on a prévu Dakar fii nii on a offert aussi à l'école de Diamalaye sans compter les différents jeunes associations ak mouvements yi nga xam ne dañ ñëw ñu xam ni que c'est assez pertinent ñu jox leen ko ça permet à des enfants yoo xam ne ils n'étaient pas outillés pour voir ce que c'est l'internet pour voir ce qui se fait ailleurs tu leur offres une fenêtre vers da nga leen di may daal buntu boo xam ne dinañ gis li nga xam ni moo am bitim réew ak foofu xale jàng xale ak yooyu yëpp ñu daal ne bon nañ commencé jàppale xale yi donc si appareil informatique ndax moom mën na remplacer livre mën nga dem ci biir livre boo bëgg du moment am nga internet lépp looy wër rek mën nga ko am donc au lieu ñu def ay bibliothèque maye ay livre ak yooyu ñu ne xaaral ñu maye ay tablettes donc on l'a fait et c'est beaucoup apprécié ñu siy sant yàlla bu baax di ci bëgg xam ni ko wax dëgg yàlla xeeb nañ ko sax mais en tout cas on va faire le maximum pour continuer à soutenir l'enfance en tout cas. am na solo mel ni ginnaaw xale yi tamit jigéen ñu nekk ci weeruk mars keroog 8 mars dañu célébrer journée internationale de la femme ñu nekk tamit ci weeruk jigéen ñi président Abdou Wahab doon si ñun taxawaayam si jigéen ñi ak tamit kàddoom jëmale ko ci képp kuy jigéen si àdduna wërngal képp. jigéen ñi moom ñun ñëpp moom bul woon jigéen ñi du ñu nekk fi ñu nekk nii man déjà moom si loxo jigéen yi laa jaar ndax maam bu jigéen bàjjan après sa yaay parce que da doon jàngi dellu si waat instant yooyu bi may gën a yor ba maa ngi am 7 ans wax dëgg yàlla j'ai passé ma vie en tout cas entre les mains des femmes et yàlla wërsëga ma 6 enfants donc 6 enfants yi nag 5 yi ay jigéen lañ donc su may defal jigéen yi sama bopp laay defal ba pare ndax jigéen dañ naan mooy wërsëgu bàyyam te ma gëm ko bu baax a baax ndax man saa yu ma yàlla mayee doom bu jigéen rek wërsëg bu bëri du ma ne nag góor yi kiiw ñu dem mais nag waaye nag ku nekk da ngay xam fi nga far daal waaw ça j'aime beaucoup mon garçon aussi je l'adore et tout waaye nag nee naa ko yow bi ngay ñëw sax si lañ ma dàq liggéey nag si laa bàyyi dootootuma salarié depuis lors nag si laa sant yàlla tamit parce que depuis lors tamit ba mu juddoo ba tey tamit ma continuer samay affaire u bopp yàlla may ma si un certain succès mais xam naa ni daal jigéen yi daal ñun Sénégal war nañ si góorgóorlu bu baax ndax suñu jigéen yi nag xam naa ni dañ naan ñu ngi leen di suturaal ak yëpp mais jigéen yi souffrir fii tamit bëri nañ trop que ça soit seen biir ménage yi ñuy yëkkati seen loxo si jigéen yi di leen dóor di leen tuutal wala foog ni que am na yenn liggéey yoo xam ne jigéen rek ko war a moom wala jigéen warul def yenn liggéey yi wala jigéen dañ ko war a suufeel ak yooyu yëpp daal tax na daal préjugé yoo xam ne day tax suñu moitié population ndax gis nañu jigéen ñi c'est la moitié c'est des femmes bu fekkee utiliser wuñu leen day mel ni Sénégal tey ay demi personne na fi ne ndax ku si nekk
dëkk yi dañuy concurrence rek dëkk boo xam ni moom éduqué na population am yëpp forcément moo lay mën dafa mel ni rek ngeen di sotoo yow boo ñëwee ne góor yi rek ngay andi kee andi góor yi andi jigéen yi mën a xeex comme góor yi ak yooyu yëpp yàgg nañ ñu dóor moo tax nag jigéen ñi dañ koy xoolee ci sport bi rek dama naan ndam yi nga xam ni équipe bu basket mën nañu ko andil fii nii bu ñu ko xale lu góor yi mënoon andil kontaan nañ ñaata coupe d'Afrique la fi jigéen ñi andi donc wax dëgg yàlla jigéen ñi bu ñu leen defee ci situation yu baax rek foofu fépp fu ñu siggiwee rek jigéen ñi tax nar a tax ñu siggi donc daal man je cultive ça daal góor ak jigéen daal wax dëgg yàlla dañu war a leen xam ni que amul kii moo kii sut kii déedéet nit ñi ñoom dara rek la ñu sutee si liggéeyal dëkk bi respecter la loi ak njëriñ bi ñuy amal askan bi loolu daal la nit ñi war di rawante. am na solo mel ni jigéen ñi bu ñu ko déggee daañu kontaan loolu ci président Abdou Wahab Bengelloune mel ni président waxtu bi xoj nañu fi mu ne wax dëgg yàlla waxtu bi xoj nañu mel ni président bu fekkee am nga message booy lancé ak sa kàddu gu mucc jëmale ko ci ñëpp laay wax ndaxte élection yi tamit am na ñoo ko àndal sa mouvement beeg ñëpp ban message lay doon ak tamit askanu Sénégal àdduna laay wax ñëpp ci ñi lay suivre fi mu ne. di remercier déjà sénégalais yëpp ci taxaw bi ñu taxaw ci élection présidentielle yi nga xam ni moo jàll léegi nii. bi nga xam ni on l'a fait benn coow amu si tout s'est très bien passé alhamdulilah ñin ñi dem nañ voté ji ndax loolu lañ bëggoon ma si remercier sénégalais yëpp fépp fu ñu mënti doon na Sénégal ak waa diaspora nag man si laa bokk léegi depuis mën naa ne 4 mois 5 mois laa commencé stable fii waaye xamal ni que rek tamit que Sénégal ñun ñëpp a ko moom kenn waru fi woote wax bu ñaaw saaga ndax loolu temps yi nag xam naa ni duñ si wax lu bëri mais foog nag nit ñi am ñu wax maanaam des fois nga dégg wax yu ñaaw yuñ jëmale nag tamit si ay autorité fii ñun ay sénégalais lañ waruñu di rafetlu loolu war nañ dépasser loolu am na nit koo xam ne même bu fekkee du nit ki sax nga koy waxal mais sa yar sa bopp yow ndax man dañ ma yaree ni que am na yenn yoo xam ni doomu nit ku yiw war na ko jomm daal mu génn si gémmiñam donc lépp looy def rek xamal ni Wolof Njaay nee na wax bu ñaaw dëkkul fa mu jëm fa mu jógee la soqee ko te loolu nit ki war nañ gën a def effort si loolu sàmm ko ndax Sénégal àdduna dafa may tànk day dox ndax xamoo dans 10 ans dans 20 ans su mu lay fekk wala sa doom ëllëg dina rus sax taxaw dégg ni keroog ba ñuy def yu historique nga xam ni moo doon xew Sénégal ak yooyu jàbbal sante boobu muy élection yeeg yooyu man tey samay waajur lii lañ si doon wax ak a wax bu ñaaw wala lii ak lii ak lii ñun war nañ jomm loolu may woo rek sénégalais yëpp ñuy balaa buñ jotetee beneen information nañ ko vérifier xool ko xoolaat ko bu baax ndax jamono ji nii yéen ñi journaliste xam ngeen ni fake news yi bëri na ci biir dëkk bi am na ñu koy monter xaw ma lan moo tax ñu koy monter mais loolu noonu bu yàggee dina tax Sénégal daal ñi ni dinañ merante di xiiroo di ŋaayoo te li ci ëpp ay nit yoo xam ne bëgguñu seen dëkk ñoo fay nekk di ko fabriquer di ko monter xamuñu sax fan lay jógee man daal li ma tàmm ak li ma namm mooy kon gisaat sénégalais yi àndandoo doon nekk benn c'est-à-dire am respect mutuel suñu biir joxante cër parce que loolu dafa am solo yaa nga gis sa moroom sa moroomu kilifa nga jox ko kiiwu kilifa loolu dafa am man terew ma bu ma meree man samay kilifa mën naa toog samay wax ma dara wala sama papa ma xam ne lii d'accord ma si kii ak yooyu mais ak wax ak teggin wax da nga koy woddu nga wax ak moom waxtaan ak moom nga ko lii ak lii mu wax la lan moo tax parce que noonu lañ ma yaree da ngay waxtaan loolu mooy tax nit ki bu mu demee ba màgg bés bu gisee loo xam ne argument bii nii d'accord yi su mu mën ko défendre si kàddoom mais pas si wax bu ñaaw ndax nag wax bu ñaaw moom alalu ñëpp la ñëpp mën a wax bu ñaaw mais ñi koy bàkkoo rek mooy amoo leneen loo bàkkoo ndax boo amoon leneen loo bàkkoo saaga kooku ñëpp mën nañ ko def loolu moom képp ku koy bàkkoo rek wala di ko génne rek mooy ko yow amoo leneen lu dul loolu maanaam li ñuy wax rek manque d'argument la mais nag may continuer nag di remercier nag globalement sénégalais yëpp dans leur ensemble la grande majorité bi nga xam ne ñoom comprendre nañ enjeu yi fii soxlawul xiiroo soxlawul ŋaayoo soxlawul xeex soxlawul dara grand dama bëgg ngeen seen journalistes yeeg yooyu ngeen continuer œuvrer dans la réconciliation des sénégalais parce que fii nii boo toogee di dégg li ñu lay wax ci WhatsApp yeeg yooyu rek ñin ñaa ngi leen di nax di yónnee ay messages yoo xam ne ay faux message la chaque jour mu am fake news yi te kenn du ci wax dara te boo demee ba xam ne du woon dëgg doo delluwaat ci ñi nga partagé ñëpp ne leen li ma jotoon de du woon dëgg fekk partagé nga ba pare loolu dañ ci war a bàyyi xel bu baax
may remercier nag sénégalais yi nga xam ne nag dans l'ensemble ñoom moom jàmm moo leen tax a jóg jàmm ak salaam ak yooyu man ma leen di ñaan incha allah fii moom lu mu metti metti bato yi moom bu suuxee suñu bato la buñ ko suqalee suñu bato la donc ñun ñii nii gaal gi ñoo ko moomal suñu bopp nañ jéem a def tout daal incha allah demain daal ñu bañ a rus te buñ nekkee ñu ne Sénégal ku ñu ne sénégalais nga fier foo mënti taxaw nga ni oui je suis fier d'être sénégalais loolu daal moo am solo naa daal foofu daal laay wàcceek seen auditeurs yi di leen remercier yéen ñaar ñi nga xam ni je pense c'est la deuxième fois ñuy rencontrer wu pour interview di rafetlu nag seen liggéey encore une fois merci beaucoup merci d'être venu nous rendre visite. mu nekkoon entretien particulier laay wax bu ñu amoon ak président Abdou Wahab Bengelloune wax dëgg yàlla ngi min ko loolu seen site ndaxte ni mu ko waxee ci kàddoom bi mooy deuxième fois mu ñuy offrir li nga xamante ne moo di entretien di ko jaajëfal bu baax a baax wax dëgg yàlla ci disponibilité am ci léppam jaajëfal bu baax a baax yi ñu ñuy suivre saa su ne di ñu bàyyi xel di jaajëfal équipe technique bi nga xamante ne saa su ne ñu ngi ménager aucun effort ngir jàppale ñu Lamine Sarr ci wàllu caméra bi Sala Samb ci wàllu montage bi ak équipe Senclic bi yëpp wax dëgg yàlla jàppale ko si ñëpp jaajëfal bu baax Jeylaani ci wàllu coordination maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax leen jox dig daje incha allahu rabbi yàggatul ci lu gaaw beneen fan ak benn leader politique seen émission jotaayu politique jërë ngeen jëf.